asalaamaaleykum mbokki internet yi mbokki Infos Rewmi mbokki Sénégal Actu di leen nuyu bu baax di leen gërëm di leen sant si confiance bi ngeen am di suivre seen site tey nag ñu fi dalal monsieur le responsable laay wax sax parce que tey bëgguma aw envie dalal fi ministre bi responsable politique bi laa fi bëgg a dalal ndax politique la ñuy waxtaan monsieur le ministre ñu ngi si dernière ligne droite ci élection législative l'élection présidentielle le 24 février 2019 le moral est bon. waaw très bon alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla kattanal ñu eggale liggéey bi ba le 24 ci ngoon incha allah parce que le 25 moom xam naa bu ñu yeewoo incha allahu rabbi xel mu dal la ñuy yeewoo ak ndam lu rëy. lan moo war a dalal sa xel ak bu ñu gisee situation bu ñu ne tey nit ñi moom la ñuy dund opposition aussi gis nañ coalition yu mag yu ñuy def fu ñu romb ndiraan bi bari mel ni askan wi dañuy gën a won ginnaaw nguur gi yow nga ni sa xel dal na. Seydina xanaa seetaanoo bu baax nag yow tamit boo seetaanee kay xool opposition bi ñi ci ëpp ñi ay marche la ñuy def parce que nit ñi topp ñu leen nga xool li président di dajale ak nga xool ñun ni ñuy campagne Dakar wax dëgg yàlla bu fekkee dafay mel ni yàlla ak yàlla da xëy na da nga bëgg a xumbal waxtaan rek mais tey gëmoon li nga leer na ci bopp ñëpp ni ko opposition bi ñi ngi ci ay jafe-jafe parce que liñ doon wax lépp ñi ñaa ngi gis ni que dara du ci dëgg. c'est que li nga wax amoon naa ci xel mais ba mu dégloo benn audio bu Youssou Ndour wax bu génne 2012 ñu ne parti au pouvoir nii lay fonctionner dañuy jox nit ñi xaalis dañu leen mobiliser en fait loolu xaw a teey sama xel parce que mu mel ni tamit loolu lañu nekk di gis. waaw mais ñun de li ñuy def boo seetloo ay journalistes ci nekk seen i naataango bu fekkoon ni ko loolu am na ci mu feeñ mais da ngay gis adhésion wu nit ñi ci programme mu président de la République gis adhésion wu nit ñi li ko téye mooy li ñu gis ci bilan bi ak lim leen wax loolu moo dal xelu nit ñi ba nit ñi ñëpp ñëw ñi ci ëpp ci Sénégal yi ñëw tey di ko jéem a jàppale pour mu am deuxième mandat du leneen keneen ku fi wax leneen xëy na tamit li nekk sa bopp rek ngay wax mais situation bu ñuy gis nii ak ndiiraan bi yëpp comme ni ñu ko waxee deuxième tour c'est inévitable. déedéet da kay bu fekkee ndiiraan bi ni nga ko gisee nii. mais si opposition bi laa wax. non mais il faut que ñu comprendre ni que opposition la. il faut que ñu comprendre tamit ni que opposition li ñu nekk di wax nii am na ay yeneen wax yu ñu doon wax ci ginnaaw ñii ñoo doon wax dañuy taal réew mi ñii ñoo doon wax parrainage bi du jàll ñii ñoo doon wax référendum bi du jàll na wala jàllul. ñii ñoo doon wax législative bi dañuy perte nañ wala gagné nañ ñii ñoo doon wax parrainage bi du jàll dañuy taal réew mi tàkk na wala tàkkul mais ñii ñoo nekk di wax deuxième tour après fa yëf yi doon jaar lay jaaraat incha allah mais ñoom dañuy gis dëgg bañ ko kii parce que tamit il faut que ñu bañ a naxante gis nga ñiy xëccëw juróom lañ président de la république ak yeneen ñeenti candidats sénégalais yi ñi ci ëpp ci ñoom ñi ngi faruñu fenn. ñi ngi àtte ci non xaaral position bu na faruñu fenn moo tax man la faruñu fenn faraluñu Macky faraluñu keneen li leen nit ñi di wax la ñuy déglu programme yi la ñuy xool est-ce que comprendre nga ñeneen ñeenti ñi kenn amu ci programme président de la république am na bilan dootul lu ñuy naatable boo xoolee da ngay gis boo wala mu nekk ci sa biir dund du ma ni lépp réglé na man bokkuma ci ñuy wax ni que lépp réglé na mais ku wax dëgg ca yàlla tax xam ni am na fu mu jëlee réew mi 2012 andi ko fa 2019 ku wax dëgg xam ni que dama koy faral di wax ñaata sénégalais ñoo amul woon ndox 2012 tey ñuy naan ndox mu sell ñaata sénégalais ñoo amul woon courant tey ñuy am courant ñaata sénégalais ñoo dul woon faju tey ñuy faju boo ma waxee ni que loolu c'est normal dama naan la xoolal indépendance 1960 ba 2012 ñaata village lañ électrifié au Sénégal 1500 villages nga xool 2012 ba 2019 2123 villes 2100 et quelques villages la ñu électrifié donc boo xoolee pàcc yëpp ci wàllu dundun bi boo xoolee liñ def entre 1960 ba 2012 def nañ ko ñaari yoon wala ñetti yoon entre 2012 ba 2019 li koy firndeel mooy que da ngay xool man du ma ni jafe-jafe yi jeex na 2012 bi président di egsi ci réew mi ñeenti soxla lañ amoon ñeenti soxla yu jàmp yoo xam ni faaw saafara am ci bi ci njëkkoon mooy problème mu courant bi courant amatul woon. ndax xaaral rek tailleur yi mënuñu woon liggéey mécaniciens yi mënuñu woon liggéey menuisiers yi mënuñu woon liggéey kër yi mënatoo jënd loolu moo amoon dañuy fàtte rek problème mu courant moo fi amoon problème mu mbënd problème mu dund gu seer ak problème mu liggéeyu ndaw yi ñeent yooyu xoolal nañ wax rek ca yàlla tax xoolal saafara yi ñu indi ndax méngoo na ak méngoowul tey kenn amatul problème mu courant
tey fi ndox mi daan taa ñetti at juróomi at ba nit ñi di am choléra. Sénégalais yi bi ñuy ñëw 2012 ñaata sénégalais ñoo doon dund foire ba ñaata sénégalais ñoo nekkoon ci école yi ñuy dajale ay eau de javel di leen yóbbul pour ñu bañ a am pour ñu mën a stopper. courant boo xam ne ba ko président di wax keroog fa la courant bi ne xuy xamej coupé. xam nga tamit nañ bàyyi di nax nit ñi ñun neewuñu courant bi dootul coupé parce que problème mu courant bi président nee na dañ koy régler ci ñaari pàcc déjà déficitu production lañ amoon. ñu ngi amoon à peu près ay 250 mégawatts tey ñu ngi ci 500 et quelques mooy doublé nañ ko mais fii lii depuis indépendance ba léegi moo fi nekk liy transporter courant bi mais il faut du temps pour ñu changer ko loolu lañ nekk di changer mais coupure courant da daan def ñaari fan ñetti fan coupure courant léegi bu baree bu amee ñi benn yoon la ci weer bi wala ñaari yoon ci weer bi te bu amee du passé 5 minutes 6 minutes incident technique la. voilà ñu kon ne tey jii ñu ñëw si candidat yi tey dañu la gis ñu bari parfois bu ñu la nga ni Sonko moom en fait mu mel ni que ni yow moom Sonko xaw ma ban problème ngeen am mais tout le temps nga mooy candidat boo xamante ne amul expérience lu mu wax du dëgg yow ku la déglu moom day. xam nga man Sonko biñ ma njëkkee laaj ci ay waxam dama leen ni bulle médiatique la tôt ou tard dina feeñ mais tey lépp a ngi feeñ. lan moo feeñ tey. du Sonko moo bindoon livre ci pétrole bi ni Petro-Tim dañu luubal xaalis du Sonko tey moo dellu ci Ablaye Wade ñun ñëpp xam nañ ni Ablaye Wade moo signé contrat Petro-Tim ñun ñëpp xam nañ ni Karim Wade moo signé contrat Petro-Tim lu tax Sonko bi muy dellu ci Ablaye Wade laaju ko lu tax mu signé Petro-Tim du Sonko moo bind livre ni que dañu luubal tey ñu jiiñ ko ni que jox nañ ko dañ ko jox $200,000 pour mu bind livre bi Sonko dafa weddiwul Sonko boobu ba léegi li muy wax lépp dara amu ci bu ci mujj affaire 94 milliards yi boo ko gisee boo ko rombee nga laaj ko du nee na am na moom 94 la waxoon dafay dimbali njaboot gi fi sabilillahi amu ci dara loolu la waxoon du gis nañ ni que déjà du 94 milliards amul gis nañ ni que dimbaliwul njaboot bi contrat pour am ci 10% la amoon gis nañ ni que toog naag njaboot gi ca nee na musul toog ak ñoom mais kiy wax loolu muy dañ mooy boobu ba léegi li muy wax dara amu ci nañu bàyyi naxante. nañu bàyyi masla bi problème mu réew la ñuy wax Sonko jiiñu ma ko ni xamul dara mais dama ni amul expérience su tey réew mi xamul lan mooy état ku xamul ni que gendarmerie bokkul ci ministère de l'intérieur ministre des forces armées moo koy jiite mais kooku ku xamul ni que président assemblée nationale mënu ko convoquer mais kooku dafa xam lan mooy état léegi da ngeen bëgg ñu jël réew mi ak fii mu toll fi ñu ko jëlee fi ñu ko indi ñu dénk ko koo xam ne day làmbatu. koo xam ne dañ la laaj lan ngay def lan mooy sa programme pour saafara liggéey ndaw ñi nga naan noo bàyyi leen mu réfléchir sama programme bind naa ko damaa tëj. mais solution ñëpp xam nañ ni dëxëñ na si jafe-jafe yi nga xamante ni moom la Sénégal yi dund pour wut si saafara moo tax mu tuddee ko solution. respecté ko. Seydina da ngaa bëgg a xumbal waxtaan rek solution ñetti pàcc la. muy yan. Macky Sall xamul dara Sénégalais yi duñu liggéeykat Macky Sall ñi ko wër ay sàcc lañ ban solution la ci proposé. du nee naa la man maa toog ak numéro 2 am débat ma ne ko lan mooy seen programme pour régler mu ni non ñun dañoo tëju nga def ni ñetti nit yu tëju ñaari weer mën nañoo bind programme buy suqali réew na leen waxante dëgg. monsieur ministre campagne bi ñu nemmeeku ci violence mu loo xam ñëpp a koy ñaawlu. boobu léegi aussi dégguma la tamit nga wax ci nga joxe sa position ci ñaawteef yi nga xam ñu ngi koy gis ci biir région yi chaque jour accident yi tey ji en tant que politicien. non man heure buñ ma laajee dama naan ba en fait. bu ñu ma laajee dama naan violence moom kenn nanguwu ko ak fu mu mënti jóge ak boor bu mu mënti jóge ci ñun ci ñeneen kenn nanguwu ko ku ci nekk am nga droit dem wax ak sénégalais yi jéem leen a convaincre ci sa programme candidat bu ci nekk kuy jàppale candidat ku nekk tamit am nga droit dem fu la neex ci réew mi mais nañ bàyyi xoqalante bi ak jéem a tiitalaate bi parce que loolu day indi fitna ci réew mi mais nag da ngay nangu ni que wax dëgg yàlla ñun mosuñoo waxi violence ñiy wax ni que dañuy taal réew mi yëpp wax dëgg yàlla boor bee lañ bokk ñun ay seede lañ sénégalais yëpp ay seede lañ ni que C25 réunir na ni élection du am C25 réunir nañ ni Macky Sall du campagne mais wax yooyu du waxi jàmm parce que moom tamit dafa am ay nit et li ëpp ci Sénégal tey ci électeurs sénégalais yi moom la ñuy jàppale ñoom kay nañ dem wax ak sénégalais yi bàyyi ñun ñu wax ak sénégalais yi ñooy àtte mais loolu lépp mën nañ ko def ci jàmm ak dal réew mi moom ku ciy ut pexe pour taal ko wax dëgg yàlla déjà benn yoon du la ci bàyyi ñaareel bi ñun politique yi nag tamit quand même duñ toog di seetaan ñuy taal réew mi. mais bu ñu xool côté opposition la ñuy gis la ñuy attaqué mooy bu pur bi ay ñoo leen attaqué bu Sonko aussi la même chose donc mu mel ni. bul wax loolu. ki ci ñetti bakkan yi si rot suñuy militant lañ.
ñetti bakkan yi ci rot ci ñun la ñu bokk donc bul wax ni que ñoom la ñuy attaqué boo jëlee ay t-shirt Macky Sall nag sol ko dem taal dem damm say chaise ou siège pour martyriser wu wala pour ut kii mais loolu yow la. mais loolu foo gisee loolu. mais attends loolu moo am. parce que ñu tamit quand même ay Sénégal ay nit lañ dañuy am xel ak xalaat ñu bëgg a taal benn siège ñu bëgg a yàq benn siège du ñëw dugg rek damm siège yi bàyyi ordinateur yi bàyyi télé yi dañu waxante dëgg rek ñëw rek damm ay chaise et puis gardien bi ni dañ ma fëgg ma ubbi ñu ni dañ ñu yónni ñuy ñëw di taal siège dinañ fëgg di xaar gardien bi ubbil la nañu bàyyi naxante yi nañu bàyyi tuumalante bi nañu bàyyi defar ay fausses informations nañu bàyyi bëgg am buzz rek tax la def loo xam ni nañ xëccoo ci dëgg xëccoo ci ngor xëccoo ci njub loolu mooy jàmmi réew mi loolu moo gën ci askan bi ki ñu wóolu ñu dénk ko réew mi ku fi indi yeneen pexe nag yeneen pexe nga fi indi nañ dem campagne comme ñun ñuy campagne y a un travail politique à faire nous on l'a fait dans le passé et on continue à le faire c'est parce que dañu bëgg a gagner c'est parce que dañu am yéene ci réew mi président dafa bind programme boo xam ni jéggi na ko moom en tant que individu programme buy dem ba 2035 ci loolu lañ nekk mobiliser jeunesse sénégalaise bi autour de ça xool perspective avenir yi loolu moo ëpp njariñ ci réew mi que nekk fii ku ci nekk ku xëy dem uti sa benn journaliste sa benn journal bind saaga ku la neex loolu yóbbu réew mi fenn ca tamit sagalul kenn njiit am na yoo xam ne waru ko def. mais tey yéen tamit côté tey ci suñuy jàppale président tey au niveau de Dakar dañoo gis Mame Mbaye Niang di mobiliser ak Sénégal 2035 fii ñii di campagne fële mu mel def yéen dafa am benn division bu am yéen entre responsable biir Ndakaaru doo ñu si mën a leeralal tuuti. non ku ci nekk man am na lu ma mën am na lu ma mënul Diouf Sarr am na lu mu mën man lu ma mënul donc boo seetloo yenn saa sax ñu daje ci ay meeting. mais ku ci nekk da ngay dem parce que il faut occuper le terrain politique il faut parler da ngay jéem a dañuy fexe wax sénégalais yëpp toog dugg ci kër yëpp le matin ba 14h 16h porte à porte ci ay kër ngay toog ci ay tey débat ngay toog ay maire ay suñu yaay ngay waxal ay groupement de femmes ay groupement de jeunes discuter ngoon si ñu woote rassemblement galvaniser nit ñi suba ñu dem ci beneen commune mais tey jii nii. ci 21 jours yi man mënu ma def 19 communes yëpp bu fekkee ni que dama bëgg ngor kër yu ci bari ma dugg ci nit yu ci bari ma gis leen ci 21 jours yi mais loolu day jafe donc moment bi may nekk fii mais Diouf Sarr mën na nekk fële keneen nekk feneen loolu lañ nekk di def. mais entre yéen seen biir amul benn problème. non mais tey en principe tey problème warul am parce que Macky Sall lañ bëgg mu nekk falu benn nit la ku ci nekk quand même dina la loo xam ni jar na tey nga futeeku. xeex pour que mu falu après ku am yeneen problème yooyu réglé après nga réglé ko. laaj bu mujj mooy ginnaaw saay-saay au cœur dañoo gis si moom mu génnee benn tamit tuddee ko Macky loolu neex defal yaa tey mu lim fi ay digg yu bëri yoo xamante ne Macky wax na ko fi te defu ko muy mandat 5 ans la wala lay toog 7 ans muy mbirum justice gu moon boppam ay Khalifa Sall yu ñu tëj maanaam daal lépp loo xamante ne tey jii mooy ñaawteef yoo xamante ne am na si 7 ans yi lim na ko tuddee na ko nag defal loola neex yaa tey la moo ci réaction Mame Mbaye Niang. moom na xool lim ñu wax ñëpp ñun en tant que individu ñun en tant que collaborateur na xool lim ñu wax lépp te defu ko après mu way ko. lan la leen wax te defu ko. est-ce que moom war na mën a jëf yéen. boo ko gisee. nga ne ko Mame Mbaye nee na yaa wax Macky nan la titre bi tudd lu la neex defal yaa tey. boo ko gisee nga ne ko Mame Mbaye nee na moom tamit lu ko neex na def moo tey moom dina xam man dinaa xam yàlla xam na sénégalais yi ñu xam nañ. mais ñëpp waroon nañ wax loolu ba mu des moom. moom est-ce que dooñu si mën a kiiwal tuuti ñu mën a nit ñi mën a xam aussi quoi tuuti. foofu rek laa mën a yem. xaaroon naa wax yu mel nii ci ñëpp ba mu des ci moom. ci si moom dafa am lu ngeen seqoon wala lu mu diggee woon pour da koy def wala lan. non sequñu woon dara rapport collaboration au nom de la jeunesse sénégalaise lañ seqoon. c'était très normal du sama xarit aussi mais jàpp naa ni que ñëpp waroon nañ wax loolu ba mu des moom. mais lëndëm boobu doo ci génnee internet yi ñu mën a xam. man du ma nit koo xam ne damay jëflante ak nit wala wax ak nit ba pare di wax mais am na ci droit li mu way mais man xalaatuma woon ni que moom dina ko def loolu am naa sañ-sañ bi waaw. looy tàggoo rawatina sénégalais yi nekk extérieur parce que ñoom tamit du ñu dégg ngeen wax lu bari si ñoom président boobu ba léegi maa ngi koy suivre ci campagne bi dégg ko benn yoon bu wax loo xamante da koy jëmale ci sénégalais de la diaspora dañoo bokkul si programme bi wala dañ leen si boolewul pourtant jur lu mu gàtt nag. ñoom ci suñu
bi ñuy créer APR ñoom dañu amoon symbole ñun ñoom lañ tudde 14e région 15e région du moins musuñu leen doyadil musuñu leen a wax dafa fekk ci ñu ci ëpp ci ñoom ci réseaux sociaux yi la ñuy nekk ñu ci ëpp ci ñoom position yi ñu jël ci réseaux sociaux tey leer na ni que réseaux sociaux yi li ci nekk lépp opposition bi ñoo ko ci def ci dara du ci dëgg dara du ci dëgg mais defe naa ku ci ñibbi si Sénégal wala nga woote Sénégal wax ak koo xam ni maandu na di nga xam ni que réew mi président de la République am na fu mu ko jëlee am na fu mu ko yóbbu ku ci doog déglu foofu yeneen africains yi ak Sénégal nan lay briller actuellement dans le monde di nga xam ni que réew mi wax dëgg yàlla du ma ni lépp yemb na de mais def na jéego bu mag a mag donc ñoom ñi nekk ci yeneen dëkk yi gis yeneen dëkk yi ni ñuy dundee ñoom ñoo war a gën a comprendre président de la République li mu nekk di def parce que dëkk moom faaw nga commencé jubbanti mënta bañ a metti mais boo dee gis muy jub da ngay nangu ne mi ngi jub ku ci jóge woon Sénégal 2012 tey nga wàcc ñibbi si Sénégal di nga xam ne yëf yi changé na ci aéroport ba nga doon wàcc doo fa wàcc jam ñaaj ba nga daan romb boo fa rombee doo ko xam tali yi nga daan jaar doo fa jaar mu wàññi dundu gi parce que ñoom lu ñu xam la parce que bari na ci ñoom ñuy dundal fii ay kër lañ daan jënde kilo ceeb jëndeetuñ ko lañ daan jëndee suukar jëndeetuñ ko lañ daan jënde diwlin jëndeetuñ ko lañ daan jënde gaz jëndeetuñ ko malgré ni que am na 7 ans ak inflation bi am ci àdduna bi président Macky Sall téye dundu gi donc ñoom war nañoo bokk ci ñi gën a xam jéego yi réew mi def. mais gars yi nee nañ saa une fois mu gagné moom deuxième mandat dund gi après yëpp la ñuy yéegaat ci kaw parce que ñu doon téye parce que yëpp dañ ko téye pour bañ a am pour ngeen mën a am lu ngeen campagne bu weesoo moom Sénégalais yëpp seen digg dinañ ko rek. mais gars yi li ñuy wax bari na de bu fekkoon ni que dañ fi toog di tontu gars yi li ñuy wax rek kon tey duñ am bilan nañu bàyyi ñu liggéeyee ak suñu xel. ak liggéey bu dal ñoom féetewoo woon nañ rajo yi ak télé yi di wax rek ba fàttee def li ñu doon def mais sénégalais yi quand même ñi ngi dund ñi ngi gis xaalis amul toogaguñ fi weer buñ fayul salaire xaalis amul lijjanti kay moo amatul moom néew na du ma ni lépp dañ na mais lijjanti moom wàññeeku na bon donc nañu dalal xel yi ci xam ni programme bi président de la république proposé bu baaxul woon partenaires techniques yi ak partenaires financiers yi duñ ci dugal seen xaalis engagé wu ci à 2 mois des élections làmbaatuñu lu ci nekk xam nañ fan lañ koy teg nan lañ ko fay tegee ak kan moo ko fay teg donc nañ dalal xel yi ñaan yàlla jàmm am président Macky Sall gagné pour ñu mën a continuer liggéey bi incha allah.